peur ñu ngi lay nuyu. Atosa ñebe muy budi waaw man la suma waa ji si dëgg ak si jàmm ak salaam. alors maa leen di fay Sénégal 7 di nuyu Sénégal yëpp yu seetaan di wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli tawakkaltu ala Allah laa hawla wala quwwata illa billahi al-azim salaamun qawlan min rabbi rahimin qul ma uqadu naaran lil harbi arfa Allahu ya saa xalifa rappeur làmmiñu askan wi noonu naa fekk yi noonu depuis yi noonu kanaare yi noonu këtt geen yi man la sum waaji toos ñebe muy budi waa bismillah. Khalifa rappeur ñu namoon la lool ci seen public bi. da nga ko doon animé bu baax waaye nga am benn ndok bu la daloon ci diggante bi muy benn séjour carcéral séjour boobu noo ko dundee. waaw sant yàlla parce que xam nga ñun. ay jaamu yàlla nañ. waaw ñun bu ñu nekkee si problème. nekk si nakar suñu xel day gën a dal dañuy sant yàlla kontaan parce que xam ne yàlla daf ñu bëgg moo tax mu teg ñun nattu xam nga waaw moo tax ñun nattu bu munti dal suñu kaw balaay dara dañuy nangu ba pare sant yàlla ji ba pare ndax dund ko ak suñu ngor ak suñu dignité waaw malheureusement déggoon naa ay yàq der ay noo baalu ay ba man fekk nag ma sax man balaay dara ñu naan maa baalul may leen du ma baalu parce que man maa ngi si dëgg kuy dund dëgg di wax dëgg malheureusement si réew boo xamante nii yaa ma gën a xam dañ fiy xeex dëgg wala maam li ñuy màggal naa fekk yi ak nit yu bon yi di suufeel te di tuuteel nit yu baax yi nit yu dëgg yi ñu leen di dëkkal fu ñu dëkkul naan dañoo réew wala dañoo soxor wala dañoo ay action xama malheureusement boo nekkee si réew bu mel noonu xama yow na fekk balaa ngay dugg say combat nga pare quoi xama waaw pare moralement ak si bépp fànn te ñun alhamdulilah macha allah dañ pare si bépp fànn xama waaw moo tax xoola jégalu jamais de la vie xëy na amaana su ma jégalu woon sax du ma defeere xama yaa saay mais boo bëggee dara mënoo ko am si nit ki après da ngay forcer dem fayaat ay nit maanaam xama ñuy dem di yàq der xama naan ay sama famille la ñuy jégalu jamais de la vie sama benn famille musul taxaw jégalu waaw est-ce que ay dégg waaw parce que man mooy lu ma la wax man dëgg laay dund te di ko wax du ma tuumaal du ma sosal doomu aadama te du ma wax lu ma maîtriser wul xam nga yàlla def na ndax malheureusement toppee nag ma ay menaces de mort ay xaw ma violence xaw ma sur xaw ma lan ak xaw ma détention d'armes sans autorisation insécurité nationale bi am ñëpp gis nañ teg nañ seen bët du dëgg tamit menace de mort yaakaar naa musuma def vidéo ne damay menacer kenn de mort xam nga waaw noonu la demee mais daal alhamdulilah macha allah sant yàlla tey si tey maanaam yàlla borom bët bu rëy bi lépp teg naa ko si loxoom kalaame naa lépp yàlla te incha allah dëgg mooy mujj yàlla dina àttee yaa ngi dégg waaw fen bu jëlee ascenseur dem yoonam yàgg dëgg mu ngi si yoonu escalier yi bu àggee lépp leer nañ incha allah xam nga waaw te incha allah l'histoire ma donnera raison si lépp lu ma wax parce que dëgg mooy mujj quoi. yasaay mu nekk kon benn plainte nga tëddoon ginnaaw benn plainte bi nga xam ne ni woykat bi Wally Seck moo ko déposé woon ñu bokkoon na ci diffamation yaakaar na ci loolu coow loolu nu mu tàmbalee ak. waaw xam nga tey si tey maanaam wax naa ko sax man j'ai beaucoup de respect nag pour toi quoi xam nga waaw macha allah t'es un bon journaliste mais dama koy wax pour opinion bi. xaw ma kooku man su ma la porté woon plainte man ñu dem si yoon man damay ñëw taxaw man su ma la porté plainte man damay ñëw taxaw quoi est-ce waaw man Youssou ma jigéen Ndour laa xam te nëbbu ma ko li may wax nii ba kii Maulana Cheikh Ibrahima Baye Niass sa ñaa ko wax fu ne tëral ma di ma rendi sax ma wax ko Youssou ma jigéen Ndour man moom laa gëm moom laa xam waykat yi ay ñoom Papa Diouf ñoom Sidi Diop Youssou Ndour saawaay dëgg na lu ne si gem bi musul jug naan day néewal doole doomu Sénégal dëgg loolu du dëgg voilà parce que nante la doomu Medina la kooku mooy le centre du peuple le roi du mbalax jël drapeau vert jaune rouge bi yóbbu ko fu ne si àdduna waaw ba président États-Unis bu mu ñëwee moom la xàmmee ba pare bëggee ko ne ko man ak sama jabar ak samay doom da nga lay déglu est-ce que ay dégg am ay Grammy Awards si ay titres kooku musique moo ñëw delloo ko ñukkal fay ko waaw ne ma tey si tey màggal nga ma ba ñëpp xam ni man gaan am naa solo si musique baanaam buy jàngale ay son yi mu def ay 20 ans 30 ans 40 ans si ginnaaw boo ko teree ba léegi da lay jàngal da lay yee est-ce que si te woy na lépp bàyyiwul dara am ay disque d'or comme ni ma la ko waxee ay Grammy Awards xaalisam tey si tey bu amee ay multimilliards ñëpp xam nañ ni da ko liggéey da ko mérité
te musique na plus de 40 ans de carrière musul faux billet musul mafia musul sol drapeau góor jigéen musul teg dil ay affaire de oto wala ay affaire de kër musul nekk si mbedd bi naan day jaay réewande waaw di xuloo suñuy takk der police nationale mais respect gendarmerie nationale mais respect waaw ñun ñooñu amuñu seen fay moo tax fi mu leen gis même bu dee ñoom sax ñoom dañuy def hors loi ñëw du ñu final sax boo nekkee homme publiquement am ñun dañuy wàccee suñu bopp xam ni ñii tey say sécurité nationale dañuy gérer te ay nit nañ mun nañ maanaam xaw a sonn wala dara est-ce que ay sib voilà tey si tey référence royukaay man si Youssou Ndour laa koy xool yaa ngi dëgg voilà mooy lu ma la wax musul phobie musul mafia musul teg dil ay affaire de oto ay affaire de kër ay takku suuf ay yëfu caaxaan musul yàq jeunesse bi di pervertir jeunesse bi waaw di fi dooleel ay lobby góor jigéen wala ay lobby franc-maçon wala dara Youssou Ndour il est respectueux respectable dem na ba tagg kilifa kër diine yëpp dëgg loolu du dëgg man dëgg laa wax de man dëgg laa wax te yàlla rek a tax billaahi wallaahi wa tallaahi andil kaamil alxuraan ma waat ko man li ma wax saa bu dul dëgg man yàlla ma tekki yàlla ma am dara si Maulana Cheikh Ibrahima Baña sama yaakaar est-ce que ay dëgg laay dund di ko wax moo tax man aw ma lu may regal parce que yàlla ji dooleem kese laa reconnaître te yàlla kese laa regal moo tax fa laa noppalikoo si regal man su ma regalee leneen lu dul yàlla mooy man dama ñàkk fayda man day mel ni gaynde bu ñu dessiné laa regal leneen lu dul yàlla mooy man dama ñàkk fayda man day mel ni gaynde bu ñu dessiné laa regal est-ce que ay sib ñun ay taalibe Baye Cheikh Mamour Insa Diop bëgg bàyyi nañ si dëgg nañuy dund te di ko dox est-ce que ay sib duñu ay malfaiteur duñu ay woyu waaw soxoruñu iñaanuñu te reewuñu xam lu ma lay sugee yàlla xam na li si xol yi quoi xam nga waaw man tey si tey moom laa la wax man lépp bu jeexee jeex na yàlla xam na lépp kalaame naa lépp yàlla waaw mais tey c'est incha allah dëgg mooy mujj yu suma jigéen Ndour man kooku noonu man moom laa respecté mooy lu ma lay expliqué bu su mel ni ay Pape Diouf tamit ñoo xam ni sax au moins def nañ ay woy yoo xam ni boo ko dégloo 20 ans si kanam da ngay xam ni lii am na message Pape Diouf woyam boobu dama si gis sama bopp iñaan baaxul iñaan wóorul ay sax lu ma lay expliqué ay woy yoo xam ni maanaam da lay marqué xam nga waaw ñoo tax ñu naan ndaanaan xam lu ma lay expliqué noonu la demee quoi ñun ay doomu réew mi nañ fi nañ juddoo Dakar Medina wër taan bi dëkk fu ne dugg fu ne si taan bi kenn mënuñu fi jaay lu amul kenn mënul fëkk suñuy bët kenn mënuñu saawaay xofloo wala nga ñuy maanaam intimider wala nga ñuy traumatiser jamais de la vie yesaay noonu la demee tous ñemee muy buri si dëgg rek waaw ñoo si ma ñu bëggoon nga ñëwaat ci séjour carcéral bi naka la demee woon ak conditions yi nan la tëddee woon foofu waaw parce que xam nga tey si tey moom yaakaar naa ni man yàgg naa maanaam lancer message autorité yi pour ñu tëj 100 mètres waaw parce que comme ni ma koy waxee rek 100 mètres on piétine la dignité humaine là-bas 100 mètres boo xool du kaso man mun naa ko tuddee maison de torture waaw wala maanaam maison d'esclavagisme waaw parce que tey say maanaam détention pénitentiaire dafa am ay normes internationales boo demee ba ay autorité bi ñu fa duggee tiit wala ñiy daw wala ñii di jooy ba am autorité sax yu naan fii fi may denc samay xar sax moo tane fii du place u nit est-ce que ay dégg kon dëgg la tamit quoi du nit du loo xam ne nit yi dañ ko sos wala dara xam nga président Macky Sall le président de tous les Sénégalais lancé naa ko ay message semaine bii nii est-ce que ay site booy saa waay bu ñu kenn rey quoi chaque peuple a le président qu'il mérite loolu yàlla moo ko wax si alxuraan Macky Sall par la force mooy le président de la république waaw ba keroog nag saa waay mandat am di jeex est-ce que ay dégg kon ñun en tant que sénégalais en tant que porteur de voix en tant que homme public artiste mënuñu def dara lu dul maanaam jàppale ko pour fii ak 2024 mu yéegal économie Sénégal développement Sénégal même bu dee day augmenter 1% 2% sax ñu jàppale ko si loolu xam lu ma la mais tey see dama koy ñaanaat tamit lancé waat ko beneen message boo xam ni na bàyyi ba guddi 2 heures 3 heures du matin taal otom doxantu dem 100 mètres ñu tijjul ko buntu yi mooy le président de la république amul sens interdit fenn yaa ngi dégg ñu tijjul ko buntu yi ngir yàlla war a suul la monsieur le président mu xool chambre 1 chambre 2 chambre paay est-ce que yaa ngi dégg bu paree xool chambre 3 ak 4 yaa ngi dégg ba jaaree ko 9 10 3 4 9 10 mooy chambre yi gën a metti si kaso bi chambre yi gën a doy waar
fu war a am exemple 100 personnes ñu dugal fa 200 et quelques personnes imagine la situation norme de détention pénitentiaire wax na maanaam tey see benn matelas lu mu cóol kaso lu mu xat benn matelas ñaari jelmaan ñoo ko war a bokku ba nga gis benn matelas ñu boole si 6 jelmaan saa waa ji pakate leen comme ay sardine booy saameen mun nga fa dugg ak santé maanaam totale santé parfaite boo fa defee 1 mois sax boo génnee da ngay xam ni yow sa yaram mii nii ça va pas quoi foog nga demaat seggaat sa bopp est-ce defaraat sa bopp dafay analyse ak yeneen faju parce que lekk bi baaxul foofu daal maanaam si gàttal daal dara baaxu fa quoi waaw li fa baax daal mooy xëy na xanaa di nga gën a maanaam mën a wéetal sa borom est-ce que xam nga lay expliquer waaw di nga fa maanaam gën a am xëy na benn spiritualité te maanaam du bërëb bu gor tamit quoi xam nga waaw parce que mooy li ma lay expliquer mais nag kaso li nga koy diaboliser Sénégal tamit loolu tamit man dama koy dénoncer personnellement parce que kaso du maanaam bërëb boo xamante nii pour malfaiteurs yi la jamono bii may wax ak yow Sénégal ak réew mi fu mu toll nii nit yu baax yi kese ñooy dem kaso nit yu dëggu yi kese ñooy dem kaso est-ce te kaso baay jommul kenn dugal nañ fa yonent suñ maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu yàlla yokk leeram dugg na kaso ak ñeneen ñu dul jeex du lëgg kon tey si tey maanaam kaso ni nga ko diaboliser Sénégal xam nga loolu tamit nañ ko bàyyi parce que nit yu baax yaa ngi si kaso bi da ngay gis ñoo xam ni defuñu dara ñu tooñ leen dugal leen si kaso bi koo xam dañ koy jaay doole dugal ko si kaso bi xam nga kon daal si gàttal maanaam jelmaan yi ñoom ñëpp da nga leen di ñaanal yàlla nattu bi gaaw jeex yaa ngi dégg ñu ñibbi seen i kër mais tamit da nga leen dawal yërmande ngir yàlla war a suulaa surtout maanaam autorité judiciaire yi xam nga waaw nañ àtte booy tamit te yàlla tax parquet Pikine ba nii ma wax ak yow jelmaan deg may woo da ngay gis parquet Pikine ku def si kaso bi 4 ans correctionnel te leer na bu taxawee moom li mu def xëy na 1 mois lay dégg wala 3 mois temps boobu yëpp da ngay perte te loo tëdd ay at tamit boo génnee yaay perte kenn du la fay est-ce que yaay dégg te yàlla tax parquet Pikine maanaam autorité yi nañ si jël maanaam ay matuwaay yokk éléments yi fa nekk ate booy ñu ñibbi ngir yàlla rasulullah kaso baa ngi fees dell te tamit maanaam tamit police ak gendarmerie maanaam takk der yi ngir yàlla war rasulullah nañuy gën a dolli compréhension am nañ compréhension sax mais nañ ko gën a dolli waaw boo jàppee nit defal la tout fexe xool nooy négocier ak moom pour mu ñibbi quoi nga bañ ko defeere xam nga waaw parce que tey say ok déferment tamit du def lenn lu dul maanaam feesal noonu la demee te day gën a yàq maanaam ay affaire si askan wi parce que am na ay boo yoo xam ne duñu ay defkat affaire yu ñàkk fayda ni ñuy def ñu defeere leen ñu dem si kaso bi jaaree fa nekk bandi parce que ñuy dem xamante fa ak ñeneen échange ay association malfaiteurs yu bëri fii si taan bi di lëmbee si kaso bi nañ juddoo gars yi si jël bi nañuy xamante xam nga yooyu noonu yëpp ngir yàlla war a sullaa na si autorité judiciaire yi maanaam gën a góorgóorlu gën si jàpp xam nga noonu la demee quoi ok ñu ñëw ci beneen aspect muy politique bi ñu jëm ci ay élections législatives